télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci université Gaston Berger ba ca Ndar étudiants yi foofee soobu nañu ci grève de la faim bu amul àpp mu di grève de faim illimité ginnaaw ay grève yu ñu doon amal léegi nag yokk nañu seen i jéego te nee nañu grève bi duñ ko dakkal li fekk li ñuy sàkku amuñu ko mu duñu lijjanti jafe-jafe yi université ba di dund ci wàllum ndox di ko dund ci wàllu assainissement wàllu yoon ak mbirum wifi ba. semaine gannaaw ba ñu dooree campagne bi candidat yi di wane seen bopp ci ay offre programmatique ak ay démarches de proximité di dugg ci kër yi di nemmeeku am ci ñoo xamante ne ji dañuy dajale mbooloo di leen yeggee programme bi ñu bëgg a fas yéene sukkandiku ba falu yëf yaak fu ñu toll daañu ci dem fu mel ne ci diwaanu Tëngéej xool nan la fay doxee. Ousmane Sonko ma nga woon fële ci diwaanu Fatick mbooloo mu bari toppee ko fa mu di lu bett ñu bari moom demoon fa kon ngir doon jàppale candidat bi fa waaye Yewwi Askan Wi samp Ousmane Sonko dellu siwaat fa dal ci nguurug Macky Sall naka noone te Fatick ak ni mu ne noone la ñu ko ginnaawale. Benno Bokk Yaakaar ak i liste parallèle am ministre de la justice addu jëme ci gannaaw kaddu yi Farba Ngom yëkkati woon maître Malick Sall ci vidéo bu ñu doon siiwal ci la xamle ne lu aju ci bépp kon liste boo xamante ne jaa ngi bokk ci camp présidentiel bi rek moom daf lay jàppale. ñu gis ne candidat yi ci élection locale yi bari na nees di def ba mën a woote article L78 bi lijjanti yooyu la jafe-jafe des na ci indi ay leeral jëme kon ci askan wi nu ñu mën a def ko ba mën a taxaw ci moomile mbir. meneen mbir mu di wàllu tàggat yaram daañu ko waxtaane ak yéen ak équipe nationale bu Sénégal bokk ci groupe B bi seen jongante ñetteelu jongante bi ci match de poule yi suba lay doon seen digg ak Malawi fa yëf ya toll dinañ ci dikk ak yéen mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ñu faram-fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yaatalu xibaar yi doore ko ak grève de faim bi nga xam ne étudiants yi ci université Gaston Berger bu Ndar amal nañu ko ginnaaw ay grève yu ñu doon def léegi nag yokk nañu seen jéego grève xiifal bu amul àpp moom la ñu teg nee nañu duñu ci dellu gannaaw li fekk li ñuy sàkku amuñu ca saafara mu di ñu lijjanti kon mbirum ndox ma ci université ba lijjanti mbirum assainissement ba wàllu yoon yi ak wifi boobee nga xam ne boobu ba léegi ji ngi sàkku ñu andil leen ko ñu ànd ci ak Ousseynou Diop ci ay leeral. Effectivement ni nga ko waxee noonu la étudiants yi ñoo nekk ni sama ginnaaw ils sont plus de 20 étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis yoo xamante ni tey jii dañu entamé grève de la faim depuis minuit étudiants yi ñoom seen i bopp nag nee nañu li nga xamante ni daan nañ koy tàmbali muy grève de la faim bi bëgg nañu wan kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite université bi ni jafe-jafe yi ñuy dund te itam ñoom ñu ne woon daañu ko daal di saafara amul lenn loo xamante ni am na ca moo tax depuis bi ci guddi ba léegi fii la ñu nekk ñoom tëdd fa ñoom étudiants yi ñu ni nag seen grève bi duñ ci delluwaat benn yoon ginnaaw ci li nga xamante ni mooy xeex bi nga xamante ni sumb nañ ko. fan yi di ñëw lu jëm si wàllum xiifal bi nga xam ne muy coordination des étudiants de Saint-Louis ak tamit étudiants yi nga xamante ni commencé nañ ko depuis démb ci minuit lépp li nga xamante ni jot na étudiants yi mu doon kese seen i ay responsabilité donc ñu ngi leen di wax nañu jël seen i responsabilité te di xamal askanu Sénégal ak askanu adduna bi yëpp que lépp loo xamante ni xew na du kenn kudul ñi nga xamante ni ñoom ñoo signé waaye ba tey jii nii nanguwu ñoo def li war ba problème yooyu noonu mën a régler si. kon mi ngi noonu ñoom étudiants yi tàmbali nañ grève bi ci lu jëm ci wàllu université Gaston Berger bu Ndar devant le rectorat foofee lañ ko daal di tàmbalee fi ñu toll nii nag ñoom seen i bopp la ñu xamle daal mooy kilifa yi force ñu gestu leen ndaxte la ñuy dund ci université bi metti na lool. ñu wéy ba léegi ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias waxtaane commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ca marché Baraka bu Liberté 6 extension dañ leen fa bëggoon a jëlee ba sax ne dañuy daaneel marché ba boobaak léegi nag yëf yi juróon ay ñëgg-ñëggi xol ak ñàkk réero mu mel ni bëjoo bi kon ma ngay wéy bu ñu sukkandikoo ci maire bu Sicap Liberté di Santi Aaj mu xam ne kon yoon commune am la joxoon dëgg marché ba terewul ba léegi ma ngay wéy ñu fay wéy di liggéey loolee nag tax kon ñu daal di xëy sol suñu daal dem fa ngir xool commerçant ya foofee ana kon lan la ñuy séntu ci ki ñu bëgg mu jiite ji boobile diiwaan gannaaw élection locale yi ñu ànd ci reportage ak Marcel Farba Maroun.
fii mooy marché Baraka bu nekk Liberté 6 extension buñ ko xoolee nii dañuy yaakaar ne lépp a ngi dox waaye bu ñu duggee ci biir ñi fay jënd ak jaay di xaar autorité municipale yi ngir ñu def seen liggéey ci bile marché. ñun ay liggéeykat lañu xaaruñu dara ci futur maire lu muy mu jàppale ñu ci li nga xam ne ci la ñu nekk ñu mën a jëm kanam mais pas mu yàqal ñu suñu liggéey loolu daal lañuy xaar te di ñaan yàlla mu teg fi koo xam ne nit ku am yërmaange la nit ku jullite la nit ka nga xam ne dafa respecté liggéeykat parce que ku respecté liggéeykat doo fekk nit muy liggéey nga yàqal ko liggéeyam. ay weer ci ginnaaw bile marché nekkoon lu indi woon coow diggante autorité municipale yi ak jaaykat yi fa nekk ca weeru avril bi passé dañ doon waajal daaneel bile marché ndax ñàkk karange bu ñu sukkandikoo ci autorité yi waaye dañ koy daal di mujj dakkal. li njëkk mooy mu bàyyi ñu ci marché bi defaraatal ñu ko temps yëpp yéen a ngi dégg coow li ci gannaaw lan moo doon coow li mooy dañuy toj ñu ne duñ toj xamul lu mu ci daw xamul luñ ci daju nag xamul lu mu ñu jaralu di tamit nag toj xamul lu mu ñu jaralu keneen kuy ñëw teen su fekkee mën na ñëw defar ak ñun ñoo ngi moom bu dee toj nag ñoo ngi moom ba géej gi fer duñ ko nangu toj daal duñ ko nangu moom waaye daal ku ñëw defaral ñu net bu fekkee sax da ngay toj nga ne dem leen defal ñu place bi fee ñu defaral ñu ñenn dem fa suñ paree ñu toj feneen defar loolu xam nañ ko mais toj diñu yóbbu feneen moom dañu borowoon toj te duñ ñu jox dara duñ yóbbu fen loolu amul fen ay 100 000 francs man li may paas dem Saalum rek ëpp na 100 000 francs. jamono bi toll ñun tiit nañ ci kii ñëw ëllëg ndax jamono bi passé gis nga chaque jour ñu ngi andil problème jóg leen marché bi dafa toj dafa def nii dañ koy changé te loolu ñuy wax yëpp amul ndax boo xoolee marché bi yow da ngay xam ne marché bi tojul lii boo ko xoolee bu baax xam ne lii lépp dafa baax bu fekkee defaraat war na ci mën a nekk lu ñuy defaraat tuuti lay doon par benn benn. ñuy fàttali ne maire Sicap Liberté mi di Santy Sène Agne moom du présenté waat ci élection locale yi di ñëw moom mi bokk ci mouvance présidentielle waa Benno Bokk Yaakaar ñoom daal di tànn kii di Zahra Iyane Thiam. campagne électorale boobee jëm ci waajal élection locale yi daanaka ñoo nga ca pàcc bu mujj ba candidat yi dellu siwaat ci ñi ñu fas yéene def moo di gën a jaajuwaat gën caa nekkaat ngir kon jekkale campagne bi fu ci mel ne ca jëppal dexkale maire bi nga xamante ne ji moo ko jiiteel moom seet nañu ne ay visite de proximité mu di dugg ci kër yi di waxtaan ak askan wi di laa miso loolee la ci yooyu la jamono ñu nemmeeku yeneen i candidat yoo xam ne ci meeting ki caravane la ñu jàppee seenub campagne yéen ji benn la moo di fexe ba gagné élection locale yi ñu ànd ci leeral ak Habib Faye Younous Diatta. la ca des matatut ayuk bés candidat yi ñu ne noppi nañ ngir dagaan baatuk askan wi ku ci nekk di yëkkati ci sa loxo te it di dóor sëg dënn naan mooma fii ci diwaanu jëppal derkale ñoom candidat ya nga xamante ne moo xam ña fare ca Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar ak Ëllëg Sénégal am nañ njort gu rafet. comme que askan wi moo ñu ñor nañu dem ci askan wi saafonteeg ñoom nemmeekonte ak ñoom wax ak ñoom lii nag xaaruñu ba élection yi jot ñu di ko def. te lii ñu tàmbali liggéey te yoreeguñu mairie bi ñoom am nañ ci yaakaar. élection bi du élection Birane rek affaire koñ la affaire programme la il faut que nit ki su nekkee candidat maire wone programme am. moom mooy maire sortant bi la mu taamu moo di dem di nemmeeku askan wi ci seen biir kër. wuteeg la nga xamante nit moom la concurrent yi di def ñii di meeting ñii ñoom ay caravane la ñuy def ku ci nekk ne faaw rek ñu gën a ëppale la nga xamante nit moo di ay électeurs dimanche. et ci biir loolu dañ ci am jàngat bu rëy parce que dañuy wax li leen neex li ñu kontaan mais dañuy wax aussi ni ñu gisee ak seen i mbët ak ëllëg bu ngeen fi toogaatee lan leen xaar ci yéen pour ngeen def. fi nga jàngee école primaire ni mu meloon la mel ba léegi ñu bëgg ko moderniser. mais cadre de vie bi aussi dañ ko war a defaraat parce que rue yi dañoo encombré assainissement bi war nañ ko xoolaat mais la sécurité. ñàkkul ne sax am ñenn ñoo xamante ni it dañoo mujjee dem uti ñeneen ñu ñëw di rallier. parce que mënoon nga ñëw rallier rek ñu indi la jalousie mais dañ la tijjil buntu yi parce que xam ni ñun ñëpp ñoo yem même objectif parce que suñu gox bii mun moo ñu ñor Derklé vraiment moo ñu ñor. bu fekkente ne du sa côté ngeen xam ne yàlla dogalu loolu mooy élection waaye doole du tax nga gagné surtout que boo yaakaaree soo utiliser sa doole di nga intimider waa Ëllëg Sénégal yaa ngi gën a juum
mbër yi ña ngay gën di bàkku ca diwaanu Jëppal Derklé Benno Bokk Yaakaar ëllëg Sénégal ak yeneen ci ay coalition politique ku ci nekk mi ngi teg gëtëm ci séjour maire bi di Cheikh Gueye. candidat bii di Ousmane Sonko moom ma nga woon ca diwaanu Fatick la ko fa yóbbu moo di jàppale ji candidat ba fa waa Yewwi Askan Wi samp mbooloo mu bari nag ñoo ko fa teeru woon yëkkati fa na ay kàddu moom Ousmane Sonko dal ci kaw Macky Sall ko doxalinam ci gis-gisam defuñu dara Fatick firnde li mooy na diwaan ba mel Aminata Goudiaby ci ay leeral. cortège oto bu gudd ak ay moto Jakarta ñoom ñoo bokkoon ci caravane Yewwi Askan Wi bi nga xam ni moom lañ doon amal fii ci Fatick musique ak itam ay klaxon oto wala sax yu moto ñoo doon animé caravane bu ni mel ci booy dugg Fatick ba booy génn daanaka jaaree ko ci quartier yi di HLM Route de Dakar Darou Salam Logandem ak Pëlga foo ci jaar rek mbooloo mu takku moom moo topp lii di caravane Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko nag taxaw ci biir otoom ci wetam Cheikh Biteye mi nga xam ni moom mooy candidat Yewwi Askan Wi ci commune bu Fatick Ousmane Sonko di déclaré ni Fatick nekkul titre foncier wu kenn comme ni ko ñenn ñi di gëmloo nit ñi. dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a féewale Fatick ak le reste du Sénégal li ñu bëggee féewale Fatick avec le reste du Sénégal mooy bàkku nañu fu ne Fatick seen titre foncier bi ñu moom ñoom boo demee Mermoz di nga gis ni lu rafet la lu leer naññ la manqué wul courant. manqué wul ndox. Fatick ak Matam nga xam ni moom la camp pouvoir bi jàppee ni ñoom ñoo ko moom Ousmane Sonko jàpp ne mooy région yi nga xam ni daanaka ñoom ñoo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal la. nu ñu mënee ne Fatick seen titre foncier la Fatick nekk ci région yi nga xam ne ñoo gën a lëndëm ñoo gën a néew liggéey ñoo gën a ñàkk ndox ñoo gën a manqué ne lépp Fatick benn la ci région Sénégal benn la ci commune Sénégal. Fatick gu sénégalais yëpp la Fatick gu 17 millions de sénégalais la. bi muy wax nag ci élection territoriale yi ñu jëm Ousmane Sonko dafa sàkku ci askanu Fatick ñu bañ a votel maire sortant bi moom nag dafa jàpp ne kooku amul benn bilan moom leaderu Pastef moo waxee nu ni mel. koo xam ne yor nga ab mairie ay at foofu dara lu baax kon yéen waa Fatick bu leen Macky Sall ni bëgg na la nappee na. daanaka ñi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ci niveau national bi ñëpp teewe woon nañ ko caravane bi nag ñuy xamle ne def nañ ko te amul benn rëq-rëq amul benn violence. candidat Benno Bokk Yaakaar bi ca diwaanu Kaolack ma nga woon ca village bu Ndiédiène moom Pape Demba Biteye ci campagne bi mu nekk xamle na ne daal dinañu indil courant village yi nga xamante ne ji dañoo sori te yittewoo courant ndax askan wi dañuy dundi jafe-jafe kon te faaw courant ba yegg si ci ñoom mu ne dañ ci góorgóorlu ñu teewlu ay kàddoom moom Pape Demba Biteye ci micro Pape Mbaye Diaw. léegi nag monsieur le chef de village dégg nañ seen doléance li si ëpp wàllu courant bi la courant bi nag li may wax président bi nga xam ne moo wër Sénégal balaa muy jot réew mi président bi nga xam ne moo fi ñëwoon fekk fi coupure yu tali coupure yu métti moo anticipé ak loolu bu mu réglé problème délestage yi ba pare léegi ñëw na taxaw teg programme boo xam ne ñu ngi ko tuddee accès universel à l'électricité maanaam fii ak 2025 dëkk bu nekk courant dina fa yegg pour que population yi mun a am courant kon loolu nag xam leen et dinañ fi def pratiquement dans la localité plusieurs villages également bokk ngeen ci programme Weldi Lamone avec les Américains mais bokk ngeen également ci programme d'accès universel. Benno Bokk Yaakaar ak liste parallèle yi ñuy wax ministre de la justice àdduna jëme ci gannaaw kàddu yi Farba Ngom yëkkati woon maître Malick Sall ci vidéo bu ñu siiwal ca la xam ne bépp liste boo xam ne da ngay jàppale ñi fare ci nguur gi rek moom ma nga lay jàppale ñu ànd ceeg Ali Bandel Niang. Malick Sall kat tontu na ci interpellation yi ñu defoon ci ndoddam gannaaw bi mu ñëwee ci Ogo doon jiite meeting député bi di Farba Ngom yëkkati woon na kaddu di ko interpeller ci position am maanaam ni mu nar a taxawee ak mbëru Benno Bokk Yaakaar yi maître Malick Sall ab concert la may ndaw yi bokk ci commune bu Ogo ñu daal di fay diffuser ab vidéo bi nga xamante ni mu ngi ci indi tontu bi. oɗon gandi to paaɗon koye 23 janvier noon jiɗmi ko goto mum fof anda
ɓe mbiya président Macky Sall wi ɓe mbiya président Macky Sall wi mais ay gannaaw bi ma leen jaajëfalee li ma leen bëgg a xamal rek moo di dégg coow li bëri na waaye li ma yitteel man ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi àndal ak man moo di élection yi ñu dëgmal maire yi ñu nar a fal ci mboolem commune yi nekk ci région bu Matam na doon ay maire yi nga xam ne ci keppaaru njiitu réew mi la ñu ne ndaxte nag man tuddetuma liste yooyu ay liste parallèle ay liste complémentaire laa leen tuddee ndaxte ñooñee ñëpp ci njabootu njiitu réew mi la ñu nekk te fi mu ne objectif bi pour ñun du sax intérêt crypto personnel lu ñuy wut moo di indil Macky Sall yokk dooleem ba lépp li nga xam ne mbébét la wala projet bu mu amal réew mi mu mun koo doxal ndaxte nag soxla nañu ndam li konte nag xiiroo ŋaayoo beeg yenn interpellation yi sax amul njëriñ la ëpp njëriñ daal moo di nañu saxal jàmm doxal jàmm te nag ngeen roy ci moom mii di Macky Sall mi nga xam ne kenn musu koo dégg mu saaga ya woota so wooti ya galle mum rutto galle mum fade ha résultat yi ɗi effectivement jalte inchallah yaltata toon ko neɗɗo men yaltata toon ko ganduɗa so gaydima drapeau mo hokka o dogganta ɗum ko hokka le président Macky Sall lu waral coow li yëpp nag moo di ci wote yi ñu dëgmal liste parallèle yi ñu ngi daanaka ci commune yu ne mu di ay mbër yi nga xamante ni ci yenn communes yi dañoo menacé lool candidat wu Benno Bokk Yaakaar yi kaddu yi nga xamante ni nag maître Malick Sall yëkkati na ko ci vidéo bi ñu diffusé ci kàllaama pulaar day ñëw rek soulager candidature liste parallèle yooyu ñu dippee léegi liste complémentaire da nga xamante ni boobu ba léegi dañ leen jàppe woon ay opposants des ba léegi ci campagne bi ak fële ca diwaanu Daara kii di candidat bu ànd liggéey sunu gox di docteur Moussa Sow meeting bu mag kon la woote woon ca Bayal ba fa moom mi nga xamante ne ji moo teg lii nga xamante ne ji moom moo di Daara mooy tabax boppam am na projet bu mu fa siiwal mu doonoon nag ci teewaayu kilifa yu bari ñu ràññee ci it ñu yëngu ci wàllu aada ak cosaan ku ci mel ne artiste bii di Kouthia docteur Moussa Sow candidat ànd liggéey sunu gox ñu déglu ko Mamadou Moustapha Ndiaye. jot na gouvernement wu Sénégal xalaat tabaxal Daara hôpital bu bees jot na ñi nga xam ne ñi dañuy faju jóge Daara bàyyi di dem Touba wala di dem Linguère ndax li ci marché bi di dugal li fi daral bi di dugal war na mën a jëriñ waa Daara war nañu mën a liggéey fii ci Daara fii am nañ fi pétrole fii am nañ fi meew fii am nañ fi yàpp te loolu doy na ñu mën a liggéey fii ci Daara abri provisoire ay école yoo xam ni sàkket la def fi war a jeex fii ci Daara dañu bëgg créer la maison culturelle jot na ngeen bàyyi di jënd légumes ci marché bi parce que école yi yaatu na kër yi yaatu na jot nañu def ci kër yi ñu jàngal leen ci kër yi nan ngeen di defee seeni jardin daral bi jot nañu defaraat ko amul un cadre de vie adapté ñi fay jaay ci table la ñuy jaay ba léegi jigéen ñi jot na ngeen am seen këru bopp kër bu ñuy tuddee la maison de la femme jot nañu am ay marché yu bees ci yeneeni gox ci yeneeni quartier benn marché rek yorul Daara. ñu bari bëgg nañoo xam bu ñu yeggee ci élection locale yi la ñuy woote ndax gis nañu ne candidat yi bari nañu ana wot gi nan la demee la waxtaan nañu ci ak ñu seen xam-xam màcc jëm ci yooyu le wàll indi nañu ci ay tontu ñu ànd ceek Alhassane Ba Mohamed Dieng Gervais Yao. atub 2017 problème bi ni mel tegu woon bi ñuy amal jongante législative yi waaye nguur gi pour saafara yëf yi ginnaaw bi nga xamante ni jot na jokkoo conseil constitutionnel géré woon na situation bi tey ji électeur sénégalais moom dafa mel ni du sonnati bu duggee ci bureau de vote yi jàkkaarloog ay xob yu bëri mbir moomule li nga xamante ni mooy suñu code électoral ci article L78 saafara na ko ba noppi. dafa wax ne électeur bi bu ñëwee dugg ci bureau de vote bi li muy war a def mooy mu génne carte d'électeur pour ñu mën ko identifier bu loolu weesoo dafa war a dem jël enveloppe ak jël mbooleem bulletin yi nga xam ne yépp teg nañ ko ci liste bi te ñu teg ko ci disposition waaye nag may nañ ko tamit sañ-sañ bu fekkee ne par exemple dafa ñëw ci bureau aussi gi mu gis ne liste yi bari na bu ko neexee mu bañ a jël yépp waaye ne jël lu bon juróomi bulletin loolu dafa am solo parce que boo xoolee élection yi dina am ay béréb yoo xam ne dinañu voter ñaar ba ñetti yoon donc disposition boobu dina baax nit ñi ñu leeral leen ko pour bu ñu ñëwee ñu mën a jël rek juróomi liste loo xam ne donc du tax maanaam ñu violer secret vote bi daal di dem voter ji. code électoral am na itam li nga xamante ni jagleel na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy laago yi bu fekkente ni ñëw nañ ci centre de vote bi. boo demee ci centre bi nga war a voter
da ngay tànn bureau bi gën a yomb ci yow benn c'est-à-dire que bu dee 12 bureaux de vote wala 5 bureaux de vote yow yaay tànn bi la gën a arrangé mën nga fa dem voter beneen bi mooy doo rang ñooñu nga xam ne ñu am way laago dañuy voter prioritairement beneen bi mooy ki nga xam ne handicapam mayu ko mu votel boppam mën na tànn ku ko neex mu defal ko ci kanamam ci teewaayam mën na nekk ku mu àndal ñëw ku mu wóolu mën na nekk tamit kenn koo xam ne nekk na ci biir membre bureau de vote yi mu tànn ko mu defal ko votam ci teewaayam bu boobaa moom après mooy signé. nguur gi moo war a amal ab campagne fexe nag ba xamal askan wi li nga xamante ni moom mooy li code électoral bi wax ci jamono ji même bu fekkente ni xam nañ ni ku nekk war na mën a xam li yoon wax. pont péage bu Marsassoum bi ñu ubbi askan wa yeewoo ca tig-tigal googee rafetlu ko bu baax a baax ndax ci seen gis-gis dana gën a yokk koom gi fàttali la pont la bopp nee nañu 20 milliards la ñu ko liggéey guddaay bi toll ci 400 mètres ak ñett fukk ak juróom waaye ca yooyu la jamono transporteur ci diwaanu Sédhiou ñoom la ñuy jooy moo di péage beek ni mu seere mu di ci boobi le pont ba tax na ñu ne suñu moytuwul daañu amal géréw ngir ñu wàññil leen ko ñu ànd ci leeral ak Bakary Konse. population yi Marsassoum ñu bëri ñoo ñëw fekkee ouverture pont bu Marsassoum bile wante nag ñoom nag lu ñuy ñaawlu mooy tarif yoo xamante ne moom la ñu fixé dafa cher loolu. tey la ñu ubbi pont bi sur autorisation son excellence président Macky Sall parce que moo ñu autorisé ñu mettre pont bi en service ñu ngi koy remercier bu baax di ko gërëm. tarif vraiment lu ñu fixé boobu dafa aaw cher. tarif yi vraiment il faut que ñu wàññi ko bu baax oto yi ndaw dañu ne 2000 francs mais 2000 dafa cher. pour man trafic bu ñu war a proposer pour oto yi ndaw de 500 francs la soit 1000 francs maximum moom 1000 francs la moto yi nañ ko def 100 francs 200 sax bari na parce que boo jëlee moto fii pour traverser dem côté Dieban 200 francs ngay fay donc mënoo fay pont bi 500 francs nga fay moto bi nga encaissé 200 francs xam nga loolu c'est pas logique gros porteur peut-être que de 15 000 francs mun nañ ñëw 3 000 maximum 5 000 francs. transporteurs yi nekk fi ci diwaan Pakaaw di ne sax ñoom dañuy dem grève. pourquoi ñi bëgg imposer nit ñi di fay ci pont Marsassoum Sédhiou ñun loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. pont bi moom tijji nañ ko tey bés biñ commencé wax nit ñi fay ñun tamit jël nañ suñu matuwaay ba benn oto dootul jaarati Marsassoum benn oto dootul yebati fii di dem Marsassoum benn oto dootul jógeti Marsassoum di ñëw Sédhiou ñun transporteurs yi dañ koy xeex dañ koy bañ. waaw su laajee grève Sénégal yëpp taxaw dinañ ko def waaw su laajee grève boo xam ne Sénégal yëpp ay taxaw dinañ ko def parce que ñun mu sonn nañ tàyyi nañ mënuñoo nekk fiñ jaar ñu fay luñ war a yóbbul suñu njabooti ñu bàyyi ko ci kaw tëli bi. duñ ko def tey duñ ko def suba. seeni manjaan di ñaan gouvernement bi ñu daal di wàññiwaat tarif yi. distance pont par rapport Foundiougne parce que dañu constaté que prix bi dañu ko aligné par rapport au pont de Foundiougne mais pont Foundiougne xanaa nit ñi dañu fàtte ne que pont bu 1 kilomètre la pratiquement fii 485 mètres la te pont Foundiougne li ñu ci def plus de 80 milliards la fii 20 milliards lañ ci def 20 milliards c'est important mais par rapport au tarif aux deux ponts là je pense que bu Marsassoum war nañ ko gën a wàññi. transporteurs yi nekk fii ci diwaan Sédhiou fu mu nekk nii nag ñu ngi organiser wu bu baax pour boycotter pont bu Marsassoum à partir du 1er février 2022. waxtaane wàllu tàggat yaram ak football mbiru footballkatu Sénégal bii di Pape Gueye gannaaw ba ñu ne FIFA daf ko suspendre ci diirub 4 weer tribunal arbitral sport daal di génne beneen dogal boo xam ne day teggi dogal bi FIFA tegoon yëf yëg ni mu demee. ñu fekki Mamadou Ndiaye ca Bafoussam ca Cameroun. voilà ñi ngi doog génn léegi nii ci conférence de presse d'avant match bi comme niñ koy baaxoo di defee avant match bi nga xamante ni Sénégal ci la jëm digganteem ak Malawi mu nekk 3e journée bu groupe B bi sélectionneur bi nag jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi daal di wax li nga xamante ni noonu la gisee match bi moom Aliou Cissé ñëwaat surtout ci effectif bi nga xamante ni am na ko ci match bi gannaaw début compétition bi ba léegi xam nañ ne équipe nationale dafa bari lool ay manquant ci effectif am léegi nag bi ndam la ci moom surtout kontaan na lool regroupé waat effectif am ñëpp nekk au complet mais surtout bañ a xeeb
équipe bi nga xamante ni moom la ñuy dajal di Malawi ndax exemple bi gis nañ ko depuis début compétition bi muy CAN des outsiders moom la ñu duppee yenn spécialistes moom la ñu wax ndaxte gis nañ ni lii y a plus de petite équipe moom nag nee na dina respecter bu baax adversaire bi mooy surtout objectif am mooy jël première place bi ci groupe B bi ñu dégtal leen Aliou Cissé. Depuis pratiquement 2-3 jours je crois que tey avènement bi mooy que mën nañu récupérer suñu joueurs yëpp waaw loolu ñu ci sant yàlla bu baax parce que muy Kalidou Koulibaly ñoom Balou Touré ñoom ñëpp dañu feebaroon ci Covid bi yàlla def nañu ko démb reprendre nañu entraînement yi waaw tey tamit am nañ beneen séance pour vraiment préparer match suba bi ñaan yàlla vraiment ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën a si alhamdulilah rabbil alamin ak ndam bu rëy pour Sénégal. yàgg naa wax ni que ci continent africain bi fii pratiquement mën naa wax ni que équipe bu ndaw amatu fii maanaam lu favori yi di def lu équipe yi mag yi di def loolu la équipe yu ndaw yi di def waaw bañ a xeeb benn équipe waaw xam ni que équipe bu mën na ñëw rek muy Sierra Leone muy Malawi ñu xar suñu tànku tubéy def liggéey bi comme ni ñu ko war a def te ñaan yàlla vraiment mu may ñu ci seen mais première place bi day représenter lu bëri déjà premièrement daf ñuy permettre ñu toogaat fi encore pratiquement une semaine wala 15 jours sax jouer fii suñu 8e de finale parce que xam nañ ni que ci jamono ju ñu toll nii ci récupération ak enchaînement match yi conseil wu ñu que joueurs yi di voyager lu bëri loolu moo tax ñu bëgg vraiment dalu fii toog fii. Ready to perform to our best as we want also to qualify to the quarterfinals. mu nekkoon conférence de presse ñaari sélectionneurs yi tey jii fii ci hôtel Tagidor bi nga xamante ni fii la équipe nationale bu Sénégal def camp de base am mooy fii nga xamante ni fii la ñuy entraîner ak complexe sportif bi fii la ñuy defee seen conférence de presse bi mu sori lool ak ñun fi ñu dëkkee 60 kilomètres la aller ak retour fii la ñuy yendu fas yéene dégtal leen xaar séance d'entraînement ci ngoon gi ci bu 17h jotee ci kanam dinañ ci ñëw ak ay yeneen xibaar gën a détaillé li nga xamante ni moo dukkee ci conférence de presse bi di fàttali ne match Malawi Sénégal suba la ci 17h fii ci Bafoussam 16h foofu ca Dakar. Malawi Sénégal ak match beeg ni mu tëddee Cheikh Sadibou Diarra. Cheikh Sadibou Diarra jàppandeegul jombul dinañ ci àndaat ak yéen ci suñu yeneen jataayu xibaar foofee mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média Sara Mensali Cissé dina fi teew 20h ànd ak yéen ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla dolli jàmm. ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.